asalaamaaleykum mbokku internet yi Kër Jekk ji TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay comme d'habitude macha allah di kontaan bu baax suñu daje ak yéen di kontaan bu baax war a jàkkaarloo ak yéen ndax nee naa leen ñun lu ñu wax doyul lu ñu jàkkaarloo yéen doyul ndax yéen a ñu bëgg yéen a am fu ngeen ñu teg yéen a am fu ngeen ñuy séentu yéen a am fu ngeen ñuy xaar donc mënuñu faa ñàkk a taxawee macha allah quel que soit coono yi quel que soit. Circonstances yi xat-xati jamono lu mu munti doon ñun ñoo leen ko xas tàmmal xalaatuñ cee dellu ginnaaw benn yoon te xam naa ne ni may yàkkamtee di leen ko jox noonu ngeen di yàkkamtee di ko réceptionné noonu ngeen di yàkkamtee di ko jot donc voilà man it dama leen koy joxe xol ndax xam naa ne daal macha allah ki bëgg a nangu moom ki koy joxe ko noppal ñoom ñaar mën nañoo ànd donc ñun kenn duñu séparé ma ak yéen incha allah rabbi di kontaan trop nag tey ci thème bi nga xam ne bëgg nañ ñëw teg ko ci table bi comme ni ma koy faral di waxee parce que wax dëgg yàlla ak yonent bi kër yi bari na problème en toute sincérité kër yi moom dafa bari trop problème boo wax mu soulever beneen boo développé rek mu indil la beneen développement ci biir dañ bëgg a ñëw tey ci góor ñi nga xam ne dañuy abandonné seen jabar yi ndax beneen jigéen boobu mën na nekk nekkaale mën na nekk takk suuf mën na nekk takk ca kaw sax waaye dañu naan rek comme lu bees neex ba mu des bàmmeel ñuy ñaan yàlla ñu delloo si leen seeni xel yooyu ba duñ ca def dara loo xam ne dañ leen koy xebee ëllëg ndax problème yooyu daal wax dëgg yàlla gis nañ ne bari nañ trop jigéen ñi koy souffrir bari nañ ndax da ngay nekk ak góor ba nga xamante ni pratiquement presque mën naa ne ba ngay mineur ndax avant 18 ans boo ko commencé di fréquenter nit ngeen nekk ba yàlla dogal seen sëy ngeen ànd ba yàlla def ci barke tey quelle que soit transformation bu mën a am ci yow damay ne moom loxoom jógu ca moom ko góor kooku donc tey bu ñu demee ba benn instant ñu bëgg a retourner naan voilà sama jabar nii la mel sama jabar dafa màgget dafa bàyyeeku sama jabar nii sama jabar nële bëgg a yàq tey na nga xam ne noonu la ko yàlla bindee parce que rek lan la yàgg na xëj na am na yu fi jot a jaar accouchement yeeg yu ne yépp ci biir voilà ba tax na nga bëgg a dem dugg ci tey xale bu tuuti boo xam ne mel na ni tey rek ba nga doon jël ku njëkk ga waaw ndax te raxasit boo gis rek ndox la woon comme niñ koy waxee ñenn ñi duñ yem sax ci takk dañ lay ñibbil ñenn ñi dañuy abandonné carrément seen famille ñenn ñi mën nañ sax bañ a takk waaye doo xam sax ci luñ nekk dootuñ yendal dootuñ fanaanal daanaka dañ lay abandonné carrément lépp lu di góor di wut si jigéen dootuñ ko wut ci yow sax la wuñ la parce que peut-être am na lu leen yomb lu nekk ci wet ga loo xam ne maar de taali bu dul jabari tamit di nekkaale boo xam ne namatuñu dara may ñaan yàlla nag ñu delloo si waat xel yi ban gannaaw bi ma ñaanee yàlla sama mbokk jigéen yooyu ñu bës seen xol di leen ñaanal xolu muñ ban mën a surmonter yenn circonstances yi parce que dëgg la xool du oom ba ñu koy bës waaye nag wax dëgg yàlla tey góor ñi war nañuy sóoraale ne fa ñu àndee woon ak jigéen ñooñu dafa yàgg du tey ñenn ñi circonstance mooy tax ñu voilà ñu changer parce que tey da nga ciy gis koo xam ne dafay ñëw yàlla mënee ko gan comme on dit ay poosam mu def ci dara yàlla changer situation yi bouleverser tendance yi te dinaay dégg sama benn mbokki animatrice muy ne moom li mu xam ci góor ñi daal mooy promotion égale deuxième femme muy doon nag loo xam ne dañ leen koy indexé lu bare kenn terewu leen ñu takk parce que ñi am deuxième femme sax bu leen yàlla may benn am bi ci diggante bi da ngay gis ñu changé jéem a yóotu leneen bon ki am troisième tey bu ko yàlla mën loo boppam day bëgg daal di dolliwaat beneen donc man damay ne en général jikkoy góor la sax ci boppam waaw loolu la rek la yàlla def du sax ndax dañuy war a abandonné aaw bi wala ñaareel ba wala ñetteel ba mais góor ci boppam la yàlla bindee noonu xam nga yàllaa ñu gën a xam bu ñu leen bindee ba pare daganal ci ñoom ñeenti soxna c'est parce que moom xam na nam leen bindee donc gannaaw buñ ci muñee ci benn wàll ba pare ñoom mi dañ leen di ñaan ñu delloo si seen xel yi ca doxalin ba mu rafet lu mu metti ndax tey am na loo xam ne da du rafet benn yoon ci ni ma koy waxee ci waaye dencante parce que am na loo xam ne diggante nit la rek ak moromam diggante nit ak nawleem mu doon lu ñaaw parce que tey am sa njaboot bàyyi leen ci kër daanaka abandonné leen doo leen jox sax ñu lekk am na ci ñu yegg ci loolu doo leen jox ñu lekk doo leen jox ñu naan lijjantiwoo ku feebar lijjantiwoo ku am yére lijjantiwoo ouverture lijjantiwoo fourniture am na ci góor ñoo xam ne daanaka amul lu ñuy dugg seen loxo ci biir kër gi jitteelu leen sax lépp lu ñu am ña ngi koy jëm ci fu bees fañ jëm
lépp lu ñu am rek foofu la jëm parce que tey ña ngay yërëm kooka xëj na tey kooka xamul vérité yi muy dund ba tax na ñoom bëgg nañ teg dara ci bëti kooku di ko wan ne que mën nañ seen bopp nu ne te fekk na la leen war dëgg farata ja xaajaat ba 1/10 ba sax def ko joxewuñ dépense ci seen kër yi toppatoowuñ seen njaboot yi toppatoowuñ seen soxna toppatoowuñ kenn koo xam ne responsabilité la ci ñoom mu doon fuite de responsabilité aussi bu doy waar boo xam ne tey dama wax ne man ku ñeewul sa awa sax warul dugg ci yow mais ñenn ñi du ñu gëstu ñenn ñi sax arme de guerre lañ koy def parce que bu ñu xamee ne kii awam amul doole ñoom ñooy jéem a ñëw imposé wu wane doole def seen salañ di wane ne fii maa fi ne ma ne leen nag yàq ngeen ko ndax ko boo xalaatee ne raxasit bu ne ndox la woon tey yow war ngaa am loo xam ne danga koy bañ tey tamit buñ ci sori ndax jeeg bi nga fekk mu meloon ni yow ñu sëyloo ko ba mu ràpp ñu tegee ko boor yow buñ jotee ci yow it boo ràppee dinañ la tegee côté affaire bi moom ba bul buy tourner rek la daal di yóotu sa morom comme ñoom loolu moo xaw a nekk seen jikko donc di ñaan rek ñu delloo si waat xel yi bu baax a baax ci loolu ndax dafa am loo xam ne du tey suba la moo tax du tey parce que bu fekkoon ne yëpp tey lay yem kon du am problème mais bu ñuy bañ di bëgg di rafetal di bañ lu ñaaw saa su ne c'est parce que nettali ba la ñuy bëgg mu rafet dañuy bañ kenn ku ñu jam dañuy bañ bu ëllëgee duñu am nenn nu ñu justifié woo te léeg-léeg sa njaboot yem ci sa histoire xeebaat la boo fi jógee sax duñ la bëgg a ñaanal parce que jéppi nañ la yàlla nañu yàlla musal ci loolu ba ñun buñ ci bokk am na ñoo xam ne tey bu leen yàlla mën loo dara dañuy abandonné seen famille dem uti feneen fu mu gën a nooyee ñu nekk fa ñenn ñi dañuy wax ne sax voilà kër gi mënuma fee ne ndax xale yi seen jooy yi ñi naan xale yi dañuy saw sa lal bi nangam li ñuy wax rek qui veut se séparer de son chien l'accuse de rage voilà dootul defati loo gis dootul waxati loo gis pratiquement safaan ba rek mu doon nag luy metti ci xol ndax xam nga nekk ak nit mu jël sa doole yëpp jël sa jeunesse yëpp mu dem ba benn instant mu bëgg a jóg jëndee la ak nit koo xam ne tey jii moom ma ngay doog a taseeg moom xamul sax jikkoom amaana xamul sax jikkoom bëgg caa wane boppam bëgg cee demee noo xam ne rek la yàlla xam doy na franchement dadul neex benn yoon ci xol jigéen bu ñu ko def sa xol dina yëngu te leer na ma ne mu ngi yëngal kër yu bari ñenn ñi dañuy dem ba dootuñ mën a dem li ñuy def mooy toog rek uf seen njaboot xaar yàlla suñu amee seen sombi suñu amee seen laax voilà toog fa rek di xaar yàlla di muñ di mu ko muñ loo yàlla di ko ñaan mu changer situation yi parce que foo jëm amoo foo jëm boo geddee këram buub sa njaboot ça revient au même parce que foo mun di nekk ak ñoom yaa leen di yor tey lu mu métti xëj na toi ba ngeen bokk nekk moom bu ko moomul it bu ko ca location waree xëj na moom la war ñenn ñi dañuy dem sax nag ba dañ leen di génnee fa ñu dëkk ndax dootuñu leen sax fayal location problème yi daf ci bëri ci côté boobu abandonné la complètement abandonné sa njaboot métti na trop dafa metti ba yegg si lool may wax ne jigéen ñi nañu delloo si seen xel tey góor goo ci nekkal mu won na ne sama aawo bi nangam ak nangam war ngaa posé wu 1000 questions ndax ka nga xam ne nekk na ak moom terewul muy am ak moom ay njaboot ga di dëgër di màgg mu xëy benn bés bëgg a wëlbati bouleverser tendance bi ba tax na lu bon lu mu yëkkati teg ci daram bi pour ayibal ko pour justifier wu ci départam boobu ma ne du am benn yoon dëgg ci kaw loolu muy def te yàlla moo ñu gën a xam parce que am na ci góor ñoo xam ne tey boo taseeg ñoom tey ñu war boo ëllëgee boo taseeg ñoom di nga leen yéene sarax ndax am na jigéen ñoo xam ne boo duggee ci ñoom boo leen waree rek yàlla war la boo leen waree rek yàlla faj ko voilà ca station du yàgg sax léeg-léeg nga tase ci ak nit gëj koo gis tuuti gis ko bëgg koo sarax fekk na am na lu mu def ci diggante bi loo xam ne yàlla nga ko koy isaab bu baax a baax ñëpp jàkkaarloo moom te kenn amul saafara si sëriñ mënu cee ñaan ba mu tane ndax la mu def rek la loolu lay kii donc nañ ci bàyyi daal xel lu bari parce que du neex benn yoon ci xol nga sëy ak nit ba sa biir tuur nga nekkee ak moom nenn ni sacrifier sa dund yépp ñenn ñi dañ ciy dem ba dañ leen di nax ba ñi ci nekk ci diaspora bi léeg-léeg cotiser jënd terrain ngi fi ñu bokk ko construire su kër ga pare yaag moom yéen a nga fële lu muy def mooy takk jabar duggal ca doo ca mën dara nga ci dul mën yow tey kër ga pour nga jógee vacances ñëw dëkk fa sax problème la ndax kañ fay indi mu taaj fa lañ ko gëmloo mooy sama kër la yaa ko moom parce que yaa fi ne fees nga ko dell fenn dafa wóolu woon jëkkëram rek yërëm ko gëm ko ca la muy wax ànd ak moom ci sacrifice boobu ak ci investissement boobu ba mu jural ko leneen gis naa ci ay problèmes yu bari vraiment donc loolu aussi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax di ci réveiller tamit yenn conscience yi ci ñi nga xam ne loolu dalagu leen ndax àddina dafa gudd tànk te dafa jar ñu koy sóoraalee nu nekk
ndax boo gisee lu bari bu ñu bettee di ñu mën c'est parce que duñ ko waajal moo tax te comme jamono dafa tëradi ba nga xam ne kenn mënu ko calculer pratiquement ku nekk sañ na ca nam bëgg a doxalee mu doxalee noonu di sóoraale ku ne def ci am nag wàll ak droit bu baax parce que xam ngeen loolu aussi lu ko gën a naqarit ci xol amul nekk ci àll bi di sacrifié wu loo am jox sa jëkkër booleeg moom comme ku nekk mënul am yëfi boppam wala jàpp ngeen ne bu ëllëgee yéen rek la ak seen njaboot yàlla def beneen soxna dugg kenn bañu ko parce que xëj na lu waroon a am la du ci mbonu kenn voilà mais bu fekkee ne yàlla def na ko pare mu wëlbatikuwaat makkaan moomu ngeen bokkoon ba nga xam ne yow sa projet yëpp loolu la woon sa ambition yëpp loolu la woon mu wëlbatiku dem dugal fa sa beneen moromu jeeg boo xam ne du yem ci toog rek dafay toog fees ko ba pare di la xaar sax nag teg ci dafay daal di naqari ci xol torop man gis naa ci jigéen ñoo xam ne dañ ci sax mujj am ay traumatisme ay feebar bopp la ñuy faju fi mu ne nii ndax rek xol bu naqari ak xel mu jaxasoo mu doon lu naqari ci xol te yemul foofu rek parce que da nga ciy gisee facette bu ne foo ci tourner rek nga mën cee wax loo xam ne di nga ci wax sax ba suba du jeex donc pour résumer dama leen di won ne rek loolu lu jara sóoraale la lu jara bàyyi xel la nañu moytu wor bi ndax nee nañ ku ko def ren ba déwén mu jig la muy góor muy jigéen dañ la ko jiiñ amul ndax bokk na ci li yàlla gën a rëbb donc nañ bàyyiwante xel bu baax a baax ki la yàlla booleel ba ngay jóg di daanu ba dara dul dara comme ni ñu koy waxee tey ak ni situation yi mën a demee ak keneen ku la yàlla mënti booleel jox ko gëddam jox ko place am mu fees ko ba mu ne dellu comme ni ñu koy waxee na ko fees muutu parce que ba muy jóg ak daanu ba muy sonn ba muy souffrir moom kese kenn fekk ko ca woon donc tey bu tanee bu situation yi ñu naan waaw góor ak tey mu neex dafa war a am neneen noo xam ne noonu la taxawee loolu mooy dëgg mais mënoo dëkk ci sonn ba war a noppalu ñu tonni sa liggéey yépp bëgg a jox keneen mu bugg ko jëriñoo yow nga bëgg a continuer ca na nga meloon wala nga daw di recommencer à zéro loolu moom yàlla ci boppam sax du ko seetaan donc nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax voilà di leen ci ñaan ñuy sóoraale ñi ñu nekkal di leen ci ñaan ñu bañ di leen xeeb ci nu mu munti doon parce que tey li may wax rek tey ki nga xam ne dañ la ko jox ngeen bokk seen jeunesse yépp tey fu mu mënul toll ci dundam rek war nga ko muñal te xam ne lépp lu ko dal rek ginnaaw yàlla yow la parce que métamorphose bu mën a am ci yaramam dañu naan yow yaa nekk principal responsable bi d'abord ndax ku ne xam na jigéen ni muy changé diggante ëmb ya diggante wasin ba diggante sëy yu bari yi diggante boobu voilà y a tellement de facteurs yuy impacté ci loolu de sorte que bu boolee loolu yépp résultat bi du mën a doon lu dul loolu donc da nga koy séq ak gor mu bokk kooku yow dund muñ ko tout le temps nag yooyu tamit ngay jéem say salañ di créer say astuce ndax ma ne dama bañ jigéen boo xam ne rek day croiser les bras lu ñëw ci jamono mu ne yàlla moo ko dogal loolu it bañ naa ko parce que tey booy xool pratiquement amul benn problème bu amul solution man maa leen wax loolu donc voilà bu ngeen ci amee ko mel ni madame Thioye tey ngeen ci waxtaan ak moom tey yàlla war na ci mën a dalal xel yépp te xam naa ne moom def na li muy def ba pare ndax bu créer conditions yi ba mu taaje li ci des nag rôle yi ñi ci des la li ci des ñun ñoo ko war a doxal suñu bopp donc loolu yi tamit dañ ci doon attirer seen attention di leen ñaan ñu bàyyi xel ci jigéen ñi nga xam ne ci bokk nañ ci ñi leen yàlla njëkk a booleel muy aaw ba muy ñaareel ba ca ñetteel ba lu mu ci munti doon ñu di leen sóoraale ci lu bari di leen yërëm di leen yéene di leen rus ci yenn situation yi ndax jigéen nee nañ dañ koy suturaal jigéen boo nekkee ak moom da nga koy yërëm da nga koy yiir da nga koy yor voilà dëkkal ko dëkkoo ko li la war ci moom dafa bari te leer na ma ne benn rek mataloo ko ci donc tey jii war nga ci mën a delloo si sa xel ba li nga xamante ni da nga koy yëkkati muy métti ci moom yépp nga koy peser ba mu dal ci balance bi nga door a avancer parce que mbub moo nangu la soldaal bu ko solo sa morom ci li gën a gàtt bakkan dëgg la jàmm la bëgg ci lu munti doon waaye nag il faut tamit ñu ànd ci ak ngor ci lu munti doon ndax comme lu bees neex ba mu des bàmmeel nañ sóoraale ne bàmmeel boobu tamit dafay ñëw donc bëgg-bëgg yeeg neex-neex yeeg yëfi àddina yi nañ ko kale ci noo xam ne du passé mukk mu ànd ak ay rëccu loolu rek laa leen di ñaan di leen ci ñaan ngeen baal ma àq ci yenn wax yi parce que franchement buñ ciy dem dañ ciy dem ak xol ndax nee naa la lu may bokk di partager ak sama ay nit lay doon li may bokk di partager ak sama ay cliente lay doon donc dañ koy maîtriser de sorte que day mel ni ñun ñoo koy dund voilà ñu di leen ñaan bu baax rek ngeen bàyyi xel ci loolu di sóoraale jigéen ñi bu baax a baax ndax déjà matuñ te kuñ la dénk pour nga mottali ko la manque ca moom bari na
donc ni ko yàlla waxee nañ ko jàppee noonu te téye ñu noonu voilà parce que loolu mooy dëgg li ci des yépp lu ñu nettaliwaat lay doon donc na nettali ba rafet ndax koo ci jor yaayam doxaleeg moom nenn ne dafuñ dina jàppale ndax xale yi tey kenn nekkatu ci xale te bu ëllëgee bu kooka taxawee am neneen nu mu doxaleeg baayam bu bàyyi ba gis ne dafa màgg am nu mu doxalee déedéet na xool tey fu mu jaar ak yaayam ba doom ja yegg foofu c'est très important ndax tey doom yu bari màgg nañ wëlbati ko won gannaaw seen baay c'est parce que rek dafa bari lu ñu maîtriser ci li seen yaay dund ak seen papa yi mu doon loo xam ne dañ ci war a attirer bu baax attention yi parce que du doon benn yoon complot wu jeeg ji mais ñoom nag loolu la ñuy wax parce que tout le temps dañu ne jigéen ñi ñooy influencer seen doom yi ñooy dox seen diggante ak seen papa yi alors que c'est pas ça xale yi ci boppam ñoo mën a am tey jii maîtrise xale yi ñoo mën a tey jii di capter di bàyyi seen xel ci yenn yi ba nga xam ne mën naa ne seen musaa yooyu ñu mus ci biir kër gi day tax lépp lu ne kundum dañuy xam fu mu jëm koo ci nekk ak yaayam téye ko xam na koo ci nekk ak yaayam téyewoo ko xam na donc ku ci màgg tey am noo jëlalee paar sa ndey bu ñu gis ne dangaa màgg am noo doxalee nañ xool lu nekk ci suuf ba pare voilà donc foog naa ne tàbbiwul ci nopp tax comme ni ma koy waxee di ñaan yàlla rek mu defal ñu jàmm ak sutura di ñaan yàlla mu dalal ñu di ñaan yàlla mu def ci ñun jullite ak ngëm di ñaan yàlla mu xiir ñu ci ragal ko xam naa ne loolu rek moo ñu mën a musal ci lu baree bari ci jamono ji ak ni mu jaxasoo ak fii mu toll nii macha allah donc di leen ci tàggoo foofu di leen ci jox rendez-vous très prochainement di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant voilà di ñaan yàlla ñu dajewaat te kenn bañ a manqué jotaay yi di gën a neex macha allah dégg-dégg bi di gën a neex topp bi di gën a neex yaatal bi di gën a neex baalante bi di gën a neex comme ni ma koy waxee ndax problème amul xëj na ñun rek ñun ñooy garaawal ñun ñooy jàpp ñun ñooy ñodd ñooy diisal nañ koy moytu parce que amul njëriñ ndax lu mu ci munti doon ci àddina du defante bi la kenn di gagné surtout ko koo xam ne nekk ngeen ba am njaboot donc nañu moytu loolu bu baax a baax di ci sóoraale bu baax njaboot gi alaa kulli àll ndax am nañ ci wàll